xeex jàngoroy coronavirus fii ci Sénégal ñëpp sóob ci seen loxo groupe bi di Découpe Squad daal di rek ñoom it dugal seen loxo ci bile xeex ba tax na ñoom li ñu def rek mooy defar ay flasque yu bëri ci mbeddu Ndakaaru yi maanaam ay image yoo xamante ne dafay sensibiliser askan bi ci tolluwaayu feebar bi di coronavirus ñoom li ñu xamle dañuy rek transmettre ndigalu kër docteur ci image yi nga xamante ne moom la ñuy def ngir mën a rek yee askan wi ñu fagaru ci jàngoro ji di coronavirus. waaw salaamaaleykum feebar boo xam ne dafay laal àdduna bi yëpp te ñun mucc ñu ci donc day yoon ku nekk ci li nga nekk nga mën ci jàppale pour mën a sensibiliser population bi te jàppale médecins yi la ñuy def parce que système sanitaire bi lu ñu mënti ay bu tolloo benn niveau bi dootuñu ko mën contenir ñoom wax nañ ko donc ñun en tant que citoyen sénégalais en tant que artiste graffeur appartenant des cultures urbaines pour nous c'est indi ci sunu cër mooy def ay fresque ci li nga xam ne moom la ñu médecins yi wax nañ ko doxalee ne nañ set nañ raxasu bu ñuy sëqat nañ sëqat ci suñu kër loxo bu ñuy waxtaan ak nit sax nañ def benn distance de 1 mètre minimum nañ bàyyi nuyoo bi saafonte bi nuyoo na nga def ça va doy na saafonte bi nañ ko bàyyi en plus de ça nañu bàyyi regroupement bi parce que day tax feebar bi amuy tànk te amul ay tànk donc loolu yëpp bu amee ñun dañ ciy participer mooy li ñuy def nii def ay fresque avec nos propres moyens dem ci mbedd mi sensibiliser nit ñi parce que xam nañ ne am na ñoo xam ne ay images ça les parle directement d'autres boo bindee da leen di wax am ñoo xam ne wax moo leen jàpp ñun nag li ñu mën mooy def ay fresques c'est ce qu'on est en train de faire sensibiliser nit ñi par rapport ak pandémie bi nga xam ne moo laal àdduna bi yëpp te ba pare nombre bi au Sénégal mi ngi yokk pour ñu gën ko éviter médecins yi ne nañ toog suñu kër wala tamit bu ñuy génn nañ limiter fi ñu jëm bu ñu ñibbisee ci kër gi nañ raxasu ba set pour éviter propager virus bi ci suñu biir. Donc on a fait cette fresque on a choisi HLM parce que nit ñu bari dañ fiy jaar marché la ba pare li muy contenir ci doomu aadama bari na lool te nit ñëpp bokkuñu fu ñu jógee on en profite pour pouvoir passer le message transmettre le message que les médecins ont donné mooy li médecins yi wax ñu jéem ko jottaliwaat ba pare yokk ci bu ñuy final dañ naan nit ñi togg leen seen kër parce que loolu la médecins yi wax ñu jàppale leen jàppale suñu bopp parce que ñoom ñu ngi leen di jaajëfal ñoom ñoo gën a nekk en danger qui que ce soit parce que ñoom ñooy nekk ak maladie bés bu ne di ñu wax naan ñii wér nañ ñii am nañ ko ñi am nañ ci ñoom yaakaar donc ñooñu pour ñu jàppale leen ñun lii lañ mën def mooy def ay fresques bu nga xam ne day continuer sensibiliser. ñun indication yi médecins yi joxe ñun indication yi la ñuy reporter pour nit ñi mën ko gën comprendre pour nit ñi gën ci farlu ndax dañ ne ñoom boo ñandu wala nga tisol na nga tisoli ci mouchoir à jeter def ko ci poubelle et c'est ces indications là lañ bëgg nit ñi comprendre ko ñandu bi ci mouchoir à jeter on l'a fait sànni ci poubelle bi on l'a fait ba même poubelle boo gisee dañ ci def mbuus pour ne après ça il faut que ñu takk ko yóbbu ko incinérer ko et li ci yokk mooy ils nous ont dit que aussi booy sëqat na nga sëqat ci sa kër loxo sa loxo ngay lem daal di sëqat ci biir ndax ne nañ pour nga bañ ko wàll ka ca des ka nga jàkkaar loolu aussi ngeen def minimum benn 1 mètre boo xam ne mooy seen distance loolu dañ ko wax ci indication yi ba pare ne na ngay raxasu boo génnee sa kër boo génnee dem ak foo mënti dem boo demee na nga dem fexe ba raxasu parce que chaque 15 minutes normalement war ngay mën raxasaat sa loxo parce que xamoo looy laal boo duggsee ci kër gi na nga raxasu indication yi ñu jox yëpp ñun moom la ñuy jël di ko transmettre population yi pour participer ci xeex bi parce que instant bi Sénégal moo soxla donc ñun ñëpp ay soldats lañ ni ko sunu frères soldats yi di defee chaque guddi pour nit ñi respecter couvre-feu bi ñun loolu la ñuy sensibiliser après coup parce que bëccëg bi boo defee couvre-feu bëccëg bi nit ñi dañuy nekkaat. il faut que nit ñi continuer di sensibiliser parce que li may déplorer mooy que ne dafa des fois day mel ni ñun Sénégalais yi dañoo comprendre ne lii c'est très dangereux mën nañu lor ñun ñëpp parce que médecins yi ñi ngi wax naan mi ngi toll foo xam ne bu fa yeggee kenn dootul gis biti. parce que loolu mooy li nga xam ne moo ñu mën a aar bu boobaa kon nañ ci teel a farlu parce que boobu ba léegi ñu ngi góorgóorlu mais nañu yokk góorgóorlu mooy benn bi nañ nit ñi toog seen kër boo amul looy def ci mbedd mi dëjul sa gàlle jariñul dara ngay tàmbaambaalu ci mbedd mi bu fekkee ne nag da nga am looy waar wi na nga ko yemale fañ na nga ko wàññi nañ la ko waxee parce que defuñu ko pour xoqatal la mais dañ ko def pour aar la parce que médecins yi bu ñu nekkee ñoom ñoo gën a dangereux actuellement seen life moo gën a nekk ci xottu gerte ñun ñii di wax tey pourtant chaque jour ñu nekk ci ñooñu buñ ñu nee def leen nangam dañ cee war a farlu boo nee nit ñi boo leen jàddee fii borom jaasee fa yor kenn du fa jàdd mais bu leen jàdd feebar bee fi nekk nit ñi ngir yàlla ak yonent bi jàppale leen seen bopp jàppale ñu mooy que ne ñun li ñuy def nii mënoon nañ ne bañ mën ci bañ fekk déedéet ay Sénégalais lañ comme tout un chacun on le fait avec les moyens du bord pour pouvoir participer à cette chose là quiconque buñ ci fekk si ñun la aywa parce que li ñu soxal mooy suñu population maa koy def te yàlla tax et du man rek am na yeneen jeunes yoo xam ne aussi ñu ngi koy def mais man moom comme je le dis je demande rien à personne mais ku ma jàppale ma jël parce que day gën a yaatu
mais je demande, comme je dis, j'ai pris mes clics et mes claques avec mon équipe. ñuy def ay fresques pour sensibiliser population bi am na yeneen boo yu ko def ay ñoom Undugraf ñu ngi koy def ay RBS ñu ngi koy def ak même ba pour te dire même ba sama collègue yi nekk Cameroun sax ñu ngi sensibiliser am na chimère bi nekk Guinée mi ngi sensibiliser donc ñun yamale wuñ ko fii Afrique yëpp la ñuy jéem a mobiliser pour que nit ñi comprendre que ça c'est très dangereux nañ cee jàpp mooy respecter consignes yi ñu médecins yi sant ñu teg ko ci yoon mooy que ne beneen bi ñaareel chose mooy toog leen seen kër vous foutez rien def leen dara ci mbedd mi bu fekkee da nga am looy xëy liggéey boo ko liggéeyee boo waxtu ñibbi jot nga dem ñibbi sa kër éviter dajaloo bi loolu moo ñuy sàmm ñun ñëpp kon nañ ko def. On a choisi marché HLM ci marché yi ñuy dem yëpp on a choisi marché HLM mu tàmbalee ko fii pour def fresque bi parce que def nañ ko CICES def numéro vert bi def numéro SAMU pour nit ñi mën ci jot def nañ ko Colobane dem nañ ci miiru fan bi aussi jaajëfal suñu médecin mais defaale fa numéro pour nit ñi ko mën ko comprendre fii fii essentiel bi mooy image yi les gens ils ont compris donc noonu lañ koy defee ci feneen ak feneen ak feneen. artiste graffeur yi nag ñoom li ñu xamle nee nañu ay soldat lañu dañuy fexe rek ba message bi nga xamante ne tukkee nag docteur ñu jàllale ko askan bi ci ay flash maanaam ay image yu gën a yomb pour message bi daal di jàll ñu mën ko comprendre ñuy ñaax population yépp ñu toog seen kër li ni mel nag ñu koy amal ci dëkk yu bari ci Afrique fii ci Sénégal nag mbeddu Ndakaaru yépp gis nañ ko fi lu mel ni ko marché HLM lu mel ni ko Colobane ak fële nga xamante ne moom mooy hôpital bu Fann